amal loo xam te vraiment dina tax nit ñi seen xel dal. ci wàllu woowu gis nga mbëbët. ak waxu politicien dëgg laa la wax de waxuma la homme politique te man jàppuma Macky Sall mu doon homme politicien mi ngi wax loo xam ne lii bu ko waxee ba noppi jàpp ne dina la neex nga mën ko voteel waaye du wax loo xam ne dafa koy jëf ñu teg ci bët lii feeñ ca booba 2019 c'était je crois au début du mois de juin fekk ñun les hommes politiques du Sénégal di ci waxtaan ñetti at moo di ne pétrole feeñ na Sénégal waaye pétrole ba jël nañ ko teg ko ci ay loxo yoo xam ne jaaduwul ci kaw ki nga xam ne kii moom la ñu jàpp mu war a doon courtier ndax du leneen lu dul courtier amul xam-xamam amul sañ-sañam ñu jox ko teenu pétrole mu war ko liggéey ak gaz kooku jël na ci lu ñu mën a yaakaar ne àgg na près de 750 milliards de francs CFA. looloo am ànd ceeg rakku président de la République ba pare nag loolu mën a ne ci kaw naxaate bu nekk ci rapport de présentation bu Aly Ngouille Ndiaye signé kon ñoo ko tey war yoon ndax yoonu Sénégal li mu jëkk a wax mooy képp ko war a jox teenu pétrole wala teenu gaz dafa war a wane ne am na alal bu ko mën a liggéey wane ne mën na ko ci kaw mësoon na ko def te kii amutoon alal bi mësu ko woon a def d'ailleurs bi mu jaayee ba noppi dafa génn kenn gisatu ko. léegi loolu code pétrolier bi leeralul loolu yëpp. l'article 8 de l'ancien code pétrolier moo leer mais nii lañ ñu war a def ba joxe ko génn ci kon bu loolu amee ba noppi ñun ñu porter plainte maa ngi koy fàttaliku maa ngi koy fàttali CRD porter plainte yebal ma man ak Mamadou Lamine Diallo ñu dem ci doyen des juges d'instruction porter plainte contre X waaye tudd nañu Aliou Sall ndax foo am na ci décret bi ci rapport de présentation bi foo am na ndax teguwul ci yoon article 8 kenn respecté wu ko waaye ministre ba bind na les lois la loi a été respectée mais loolu bu amee ñu war a tijji information waaye ba tey ba sànq ñaari at dara amu ci. d'accord mais réalisation yi nag yaatu na Moussa. non parce que réalisation yi. boo ci tegee nañ continuer. du pétrole di gis nañ ko mu circuler. en pendant la campagne électorale du gis ngeen ko. ñu wane muy daw ak dégg naa ne loolu yëpp montage la woon ci RTS dañu dawal tuuti rek ba pare li ci des def ko montage waaye ana TER 2019 2020 2021 anamu mën nañu jàpp ne junney milliards dugg na ci boobu investissement. ana réalisation yi. mbéy mi kazalika 1,8 million tonnes fu ñu ko gisee toog na directeur général Sonacos. ma ne ko yéen de seen campagne bi neex na 1,8 million tonnes Sénégal musul àgg sax ci yoon 1,1 million tonnes 1,2 million tonnes bi nawet di neex suuf di neex engrais di am encadrement béykat di am musuñu fa àgg waxatuma la nag taw néew suuf yàqu engrais amatul encadrement kenn waxatu ko at bu nekk rek sa gerte di naaw ak sa dugub. ma ne ko 1,8 million tonnes mu ne man de 68 000 tonnes laa ci gis. laa ci gis. président dafay mel ni où sont les performances. man loolu laa bëgg a xam. voilà mooy dafay mel ni buñ la déggee ngay wax dafay mel ni da ngay firnde ne rek régime bi dañ nekk di leurrer les Sénégalais ci sa kaddu buñ ko déggee dafay mel ni. yow dugaloo ci sa loxo parce que tamit il faut se rappeler que ne vous avez été le premier ministre. il a été comptable quand même. tey ak réalisation yi ñu mën a def le régime a un droit de rendre compte à son peuple tey peut-être bu ñu wanee public reportage mun nañ ci jàngat dara que ne le président est en train de rendre compte à son peuple wala li nga xam ne jot na ko def ci jéego parce que li ñu mën a gën a jàngat ci public reportage mooy à chaque fois day dellu 2012 retracé wax ne la bi mu accès lañ def jéego yooyu par exemple boo jëlee ci secteur énergie il te dit que ne production électricité fekk na fi 500 mégawatts mu yóbbu ko à près de 1300 mégawatts
la production les coupures d'énergie propre on en est aujourd'hui à 22%. te jàpp na ne fii ak décembre dinañ ci toll ci 30%. tey boo waxee kaddu yii nii dafay mel ni yow taqewoo dara. ci li nga xam ne def na ko fi depuis 2012 bi mu egg. gis nga bi may tontu sànq dama ne deuxième mandat dama door wax ji ci deuxième mandat. ndax président de la république dafa am loo xam ne dafa ko door muy deuxième mandat 2019. bu fekkee ne dañu war a wax premier mandat mën nañ ko waaye président de la république Macky Sall a des comptes à rendre ci biir mandat bii nga xam ne mi ngi koy dox. kon booy publier reportage ba war a wékku ci démb sa premier mandat loolu li mu firi li mu war a tekki ci ñi am xel war a xalaat mooy sa deuxième mandat neexul. loolu moo indi public. mais deuxième mandat bi dafa nekk en cours jeexagul. waaw jeexagul waaye. door nañ ci ñaari at. waaye yaa ngi ak problème. public reportage boo koy def da ngay seet loo xam ne yaa ngi koy bëgg a duggal ci xel nit ci. lan nga njort ni ci la bu fekkee ne jóg nga ba ne bu fekkee ne dañuy waxtaan premier mandat. mën nañ ci wax. premier mandat nañu yem sax ci li nga xam ne li tudd nga ko. électricité boo yemee ci yokk naa production. xam nga kooku yomb na da nga koy gis ci ñoom sax dépense. investissement ak ñoo sawar ci jël alal bu bëri duggal ko ci investissement. soxlawul may wax lu tax. ku nekk dina ci am lu mu jàpp. waaye xam nga li am sa ci électricité te war a indi koom. war indi koom-koom. mooy njëgam war nañ ko am dëgg la loolu yomb na. investissement c'est facile mën nga oo ku ne ko de defal ma centrale électrique mu defal la ko. waaye li am solo mooy ci ban njëg nga taxawal te ñu taxawal ñun itam ñu bokkoon ca le plan Sénégal émergent bi muy door nga taxawal plan Sénégal émergent ne te ñu ngi ci public reportage bi te loolu la wékk. nga ne ci am na fu ma bëgg a yóbbu Sénégal ci biir plan bi ñu ne la waaye li ngay jëkk mën a war a def li ngay jëkk war a mën a def ba am loolu nga bëgg mooy wàññi njëgu électricité looloo am ngay dawal di investir war a yokk prix électricité. c'est contradictoire quoi. mais évidemment ci kaw lan ba noppi ñu waroon na la yomb ndax prix du pétrole wàññeeku na woon ñun bi ñu ñëw le prix du pétrole demoon na ba $120 le prix du baril du pétrole $120 le baril yow nga ñëw baril wàcc ba ñeent fukk 40 ngay yokk électricité di yàq comme Sénégal yàq comme Sénégal waaye loolu doo ko dégg waaye institution bu mel ni Banque mondiale bi mu ci dernier rapport bi mu def mu jëm ci comme Sénégal ak comme Sénégal li mu wax mooy lii nga xam ne ñun ci suñu bopp waxoon nañ ko. mais lan nga mën a mooy électricité bi njëgam. du mën a tax réew mi jëm kanam. mais jéego le coût de facteur bi foog nga wàññi ko yow fi nga jàppee ne boo ko wàññiwul comme du am nga koy yokk. mais itam jéego am na parce que coupure itam ak lu ñu mën a wax wàññeeku na. lan moo wàññeeku les coupures d'électricité. waaw mais moom laa la wax ma ne investissement mooy génnee coupure investissement yomb na da ngay jënd centrale teg waaye centrale bu jaree 100 ñaar fukk nga fay ñeent fukk mais foo jëm yaa ngi rey économie Sénégal. d'accord mais Sénégal lan électricité itam Sénélec boo jàppee te du Sénélec rek waaye lépp luy société d'État nga jël fa sa ay nit ñu bokk ak yow parti nga dënk leen ko li nga leen di laaj te dëgg ngeen ko élection ñëw na ngeen gagné ku gagnéwul ma dindi la dégg nga ñu ne ku am résultat bu baax muy njëriñ ci askan wi muy njëriñ ci koomu Sénégal dinaa la fa bàyyi dégguloo ko. lan lañ mën a li nga dégg mooy. bu fekkee ne
gañewuloo sa commune gañewuloo sa département dinaa la wàccee. mais monsieur le ministre. loolu tey monsieur le ministre lan lañ mën a jàpp concrètement lu ñu mën a jàpp. monsieur le ministre lu ñu mën a jàpp concrètement ci lu positif par rapport à ce public reportage par rapport aux réalisations lan lañ ci mën a jàpp lu positif. tuddal ma topp la ci. moi ça m'intéresse pas. non dama la laaj damay laaj rek non dama lay wax bu fekkee ne laaj nga ma nag. ñu dellu ci 2012 bi ñuy door bu boobaa man dinaa la wax. loo xam ne lii c'était mais c'est depuis 2012 le public reportage. voilà moo tax it ñu war a wax waaw mais. lan nga ci moo tax ma laaj la lan nga ci mën a jàpp lu positif. yow laaj nga ma ne ma am nga ci wàll. dinaa ci ànd ak yow am naa ci wàll. loo ci def. 17 mois. dooree ko ci bi ñuy ñëw. xamoon nañ ne xiif am na ci Sénégal am na ba tey taxawal nañ loo xam ne dégguma woon mu am te amatul lépp lu doon ndimbal war a dem ci ñi ko soxla woon àgg na ndax ñi ci àndaloon les organisations internationales PAM loolu la ñu wax am ci mbégte lool daal di ñu félicité te nag jaarale ko ci yoon bu yomb benn xamoon nañu kan moo ko soxla mu des léegi ci yan loxo la war a jaar ba àgg fi mu war a àgg ñu boole organisation internationale yi doon maye waaye li ñu tàmmoon ci réew mi mooy jox ko ay politiciens ñu ne nag jigéen ñi ak xale yi ak responsable coutumière yi dinañ ci bokk loolu moo indi transparence ñu jógee ci loolu jaar ci mbéy mi da nga seet 2012 ak 2013 conseil interministériel agriculture mois de avril la ñu taxaw génnee li nga xam ne lii mbéy mi soxla na ko génnee li ñu ciy génne te bu 2012 bi li ñu jiital mooy fay képp koo xam ne amoon nañ la xaalis ci ay engrais ak yeneen campagne bi daw fa tabar fa kàlla ñu waajal ko lépp tegu ci yoon ñu gis ci nag loo xam ne yàq na mbéyum Sénégal ci ay at ñu indi ay jéego war ko tegaat ci yoon mooy jiw ya ndax combine bi nekkoon ci jiw yi des tey ndax dafa am loo xam ne dañ ko door 2012 2013 waaye bi ñu demee dañ ko dindi. D'accord. lii ngay wax jëm ci énergie. ni ci ñun la doore ñun ci biir at mi coupure yi wàññeeku de 95%. programme d'investissement génn nouveau mix énergétique ñu tëral ko waaye mu am itam loo xam ne mënoon nañ ko teg ba teg ko muy projet waaye ñu bañ ko ndax li mu doon jiital xëy na mooy njëriñu askan ak njëriñu koomu Sénégal. sur le plan ak yeneen ak yeneen ak yeneen. d'accord sur le plan am itam lu am solo loo xam ne maanaam actualité mën na ko indi itam. muy njëgu dund. mais ban gouvernement nga gis mu wàññi njëgu suukar njëgu diwlin téye njëgu farine wàññi prix de gaz ñun ñoo ko def bu du Abdoul Mbaye nag c'était un gouvernement loolu tam foog ma wax ko ndax. c'était le régime voilà c'était un gouvernement. malgré tout c'est le premier gouvernement de ministre Macky Sall. waaw mais entre nous d'accord gis nga bu fekkee ne. ànd na ak Macky Sall. nangul ko war a ànd ak moom. dafa fekk daf ma ne ñii la ñu doxalee. ci naka programme yoonu ñokkate. ma gëm programme boobu ànd ceeg moom. musuma wax ne dox naa loo xam ne teguwul ci yoonu yokkate. c'était son projet. waaye sañ naa wax itam ne génn na ci loolu. génn na ci loolu mujjee na génn ci loolu. waaye pendant les 17 mois
ca weer yi mujj sax ça commencé à déraper tuuti waaye pendant les 17 mois ci loolu la ñuy ndoxal. d'accord Moussa defe naa point boobu buñ ci naree xuus du jeex.